mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom moo tegu ci juróom benn waxtu bis ma leen ci xabaaru marax yi la ci gën a fës ñi amee jàngoroy coronavirus gën di law ci biir réew mi ndax lim gi yokk na ci juróom-ñeent léegi nag ñu ko amee ci biir réew mi juróom fukk lañu ak juróom benn jëriñ gu ñu dénk wàllu pàcc mi Abdoulaye Diouf Sarr moo ko daal di xamle danañ ci teewlu kàddoom du mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi. Sidiki Kaba la ñu dénk wàllu l'armée bi ci Sénégal ma nga woon ca dëkk bu tedd ba Touba Mbacké ngir xool bërëb ba nga xam ne danañ ko fa samp ngir rek mu mën a daloo ñi nga xam ne ko dañu amee jàngoro coronavirus muy ñaax soldat si ngir rek ñu daal di gën a taxawu askan wi ginnaaw bu mu rafetloo seen taxawaay ci dëkk bu tedd ba Touba Mbacké. bés bu ñu jagleel ñi nga xam ne mooy trisomie maanaam Mongolie tey nag lañ koy daal di màggal ci réew mi waaye nag benn yëngu-yëngu ñi ko amee ak ñi bootu ci kuréel gi defaluñ ko la ko waral nag mooy coronavirus gi lee ñoom lépp loo xamante ne kon activité lañu daan ko teg ci suuf di ngeen teewlu ci biir xabaar yi ñoo xam ne kon ay wayjur lañu seen doom di dund ak bi la jàngoro ak lañ ci taxawee ak lépp loo xamante ne la ñuy daj ci ñoom ak Babacar Touré bu ci àllandee lu jëm nag ci lu gën a fës kon ci ay bés bi ak article de la semaine bi taskatu xabaar yi démb jaare ko tey jii lépp nag lan moo ci changé maanaam lu ci soppeeku lu ni mel nag ab xët bu yaatu la sunu naataango bu Walfadjri di Majib Gueye daal di jagleel laaj ak tontu ak dox na diggam ak El Hadj Malick Cissé daan ci ànd ak ñoom ci njeextalu xabaar yi kon loolu gën a fës ci xëtub xabaar yi nekk si ñu ci faram-fàccee. mbokk yi salaamualeykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV xabaar yi kon des koy tàmbali ñun ko junjee ci ndorte léegi jëwriñ ko ñu dénk wàllu pàcc mi jonoon ak askan wi ngir wax tolluwaayu jàngoro coronavirus fii ci réew mi Abdoulaye Diouf Sarr nag nee na toll ci fanweer ak benn doomu aadama la ñu defal test juróom-ñeenti kon amee nañu biir ab jàngoro loolu nag yokkul lim gi ba fanweer ba juróom fukk ak juróom benn ginnaaw gi nga xamante ne ni kon ñoo amee biir jàngoro ci réew mi nee nañu kon juróom yi dañ ko importé maanaam bitim réew la jógee dikk fii ci Sénégal benn cas bi nag contact la maanaam koo xamante ne ni am na ko jot ko wàlleeg kenn ñett ñi ñooñu ñëpp nag maanaam dañ leen ko wàll ci gox yi nga xam ne kon dañoo laale ak bee jàngoro Abdoulaye Diouf Sarr moo ko xam la ñu teewluy kàddoom. tey samedi 21 mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu test yi xamante ne def nañ ko tey si fanweeri test ak benn juróom-ñeent ñëw nañ nekk ay test yu positif am na si juróom yoo xamante ne moom la ñuy wax cas importé mooy cas yi jóge bitim réew am na benn cas boo xamante ne cas contact la contact boobu ñu ngi ko rattaché si cas numéro 5 bi ñu testé woon le 11 mars ak ñetti cas yu bees yoo xamante ne transmission communautaire la te rattaché wuñu ko si cas numéro 5 bi tey fi may wax ak yéen juróom fukk ak juróom benn cas comptabilisé nañ ko ci Sénégal am na juróom yu ci wér bon ak juróom fukk ak benn ñoo nekk hôpital ñu leen di faj seen yaram mi ngi tane ñu ngi leen di toppatoo bu baax waane boo xoolee cas yi ni muy augmenté ñuy wax ne mbir mi toll na foo xamante ne dara waratuñ ko tolérer ci comportement boo xamante ne day mettre population yi en danger ñuy wax sénégalais yi ñu respecter bu baax consignes yi xamante ne ministère de la santé jox nañ leen ko ak mesures yi xamante ne jël nañ ko pour aar askan bi. nekkoon ay kàddu Abdoulaye Diouf Sarr moom la ñu dénk wàllu pàcc mi ci Sénégal ne nag léegi daal caaxaan jeex na tàkk ci bi la jàngoro foofu rek askan wi tënku ci dogal yi waaye tamit lépp loo xamante ni muy tere ñu daal di sàmm teg moom jëriñ ñu dénk wàllu l'armée bi Sidiki Kaba ma nga woon ca dëkk bu tedd ba Touba Mbacké foofee nag dafa demoon xool liggéey fa sumb ngir rek mën a dalal ñi amee bi la jàngoro moom nag nee naam xel mu dal la ci amee waaye tamit ñaax ñi nga xam ne ko ñoo soldat si ginnaaw bu mu rafetloo seen taxawaay ngir rek ñu jàppale askan wi rawatina ñi nga xam ne ñoo amee bi la jàngoro foofee ci dëkk bu tedd ba ñu teewli kàddoom moom Sidiki Kaba nekk jëruñ ko ñu dénk wàllu l'armée bi ci Sénégal ay kàddoom ci micro Gora Ndaklo te hôpital bi
hôpital de dernière génération la ndax lu ñu fekk ci hôpital de niveau 2 loolu yëpp mën nañ ko fi fekk te suñ ko évaluer lu toll 1,5 milliard ci suñu xaalis damay profiter pour féliciter le médecin colonel directeur de la santé militaire di féliciter le médecin colonel bi nga xam ne moom mooy diriger hôpital de campagne bi di féliciter personnel ñi fi nekk lu toll 80 personnes ci seen engagement ci seen professionnalisme ak seen dévouement pour faj sénégalais yi ñu fi nekk. Maître Sidiki Kaba dañu jógee foofee ca dëkk bu tedd ba dem ba ci bët Saloum réew mi ci diwaanu Fuladu foofee nag xam ngeen ne ay matukaay yu yaatu lañu jël ngir rek fexe sàmmonteeg dogal yi tënku bàyyee ko kon ci jëwriñ gu ñu dénk wàllu pàcc mi ndax nag dugg ngay génn gi ñëpp laataa nga fay dugg wala laataa ngay génn itam danañu xool sa tolluwaay wér-gu-yaram loolee nag ki ko xamle mooy ki jiite bërëb ba ne nag lépp loo xamante ni kon matuwaay la ngir aar askan wi jël nañ ko ci biir jàngoro Jibril Sané wuyoo ñu teewlu kàddoom ci micro Seydou Diatta. lépp fagaru comme ni nga ko waxee moo jiitu en fait ci faj te fagaru boobu set moo ci jiitu fu mu nekk ni tey balaa nit di dugg ci hôpitalu Kolda dina raxas ay loxo ñoo xam ne dañuy ñëw di dox ak seen tànk waa ñooñu dañuy raxasu ak ndox mu ànd ak saabu lenkaliku ak aussi balaa ñuy demaat ci beneen ndox boo xam ne produit désinfectant moom moo ci nekk mooy ñii di nekk soit ci moto yi wala ñii di nekk ci oto yi waa ñooñu pour que ñu bañ a dajaloo ci buntu hôpital bi nga xam ne yeneen oto yi duñ mun jàll ambulance yooyu yëpp waa ñooñu dañ leen di proposer lu ñuy wax solution hydroalcoolique mais suñu jógee ci dispositif lavage des mains ak friction solution hydroalcoolique dañuy utiliser thermoflash pour aussi képp kuy dugg ci structure bi dinañu saytu en fait sa température. i dolli def benn genre interrogatoire bu ndaw pour def benn genre tri loolu day permettre suñu amee kenn koo xam ne seen xel daf ci ñaaw am nañ benn local boo xam ne soriwul trop entrée hôpital bi donc foofu lañ leen di njëkk yebal suñu leen yebalee foofu médecin infectiologue bi day ñëw foofu xool leen su gisee ne ñii ce sont des cas vraiment suspects comme nuñ ko décrire nga xam ne dañu war a nécessiter ñu defal leen prélèvement waa ñooñu boobaa aussi dañ leen di yóbbuwaat ci sunu local en fait d'isolement waa léegi local d'isolement boobu foofu lañ leen di defalee prélèvement bi et puis mettre leen aussi en quarantaine. di ko gërëm Seydou Diatta dañuy addu ci chloroquine maanaam dàpp garab la boo xam ne nen mën na saafara lii di jëbee kon coronavirus tax nag gis ko jamono yi ci pharmacie yi kon daanaka jafe-jafe la rax ci dolli askan wi yëpp kon daw wutali ko waaye nag kuréel bi boot médecin pharmacien privé yi ci Sénégal lanu lay daal mooy sàkku ci état bu Sénégal ngir mu gën a taxaw temm ci ñi nga xam ne ñoo amee biir jàngoro ba ñu nekk ci traitement jamono ji loolu la ñu daal di xamle waaye tamit di ñaax askan wi ngir ñu gën a fagaru ci biir jàngoro ñu ànd ci leeral ak Pape Ibrahima Ndiaye. ci pharmacie bi nag nekk ci Médina rue 22 fii la ki nga xam ne moo jiite syndicat des pharmaciens privés bu Sénégal di liggéeyee ba ñu yegsee ci bërëb bi nag fekk nañ fi xeetu garab yu bari sauf bi nga xam ne moo jëm ci wàllum chloroquine. donc fii lañ daan ranger garab yi nga xam ne ñu ngi leen defaree à base d'hydroxychloroquine mais tey gis nga ñoom ñëpp jeex nañu. démb baat bi ñu dese woon démb lañ ko jaay tey si suba am nañ fi ñett yu ñëw di ko laaj ndax ñoom dañu am traitement bu ñuy jël te warul arrêté warul dakk ñu dëkk fii la ci gox bi wala ñu xam pharmacie bi ñëwoon pour renouveler seen traitement ñoom mais malheureusement bi ñooy fekk ñu ko fi. xeetu garab bi nag daanaka réew yu bari dañ koy wër Sénégal it na ko noppi lu waral ni mel mooy dañoo jàpp ne dafa am ab ngëneel ci feebar bi di coronavirus. ca réewum France moom infectiologue bi di Didier Raoult daal di fësal ne 16 mars bu ñu génn ne chloroquine mën na nekk ab garab ci li nga xam ne mooy coronavirus
fële ca réewu Maroc gouvernement bi moom dafa jënd stock bu bari jëm ci wàllum Nivaquine nga xam ne mu ngi tukkee ci chloroquine te groupe français bi di Sanofi di ko defar. mais dafa am li ñuy tuddee dérivé ñu tuddee ko hydroxychloroquine moom moo fi nekkoon ñu ko utiliser maintenant pour leneen moom moo fi nekkoon mais effectivement gis nañ ne comme am na ñu koy saytu def ay test ba gis ni baax na ci maladie Covid 19 tey jii vraiment demande bi yëpp dafa dem foofu daal nit ñaa ngi koy jël bu baax a baax état bi tamit am na lu mu ci réquisitionné. gannaaw ba situation bi taxawee Assane Diop di woo ñi nga xam ne ñoo ŋànk santé bi ñu jël seen matuwaay. waaw hydroxychloroquine bi fi mu nekk nii amatul ci sunu pharmacie man démb laa jaayee sama boîte bu mujj tey bi ma xëyee bëgg ko amaat bi ma wootee fépp ñi ñuy jox garab bi dañ ne amuñu ko. bon li tax amuñu ko nag mooy nguur gi moom mooy ki ci tag loxo daanaka buñ ko mënee waxee noonu mooy réquisitionné waaye foofu tamit day indi problème lu tax ñu yaakaar dina indi problème mooy dafa am ñu ko doon utiliser pour di faj feebar yi nga xam ne ñu ngi koy tuddee maladie chronique mais maladie yi xam nit ki bu koy jël traitement bi dafa war a yàgg ndax feebar bi daanaka bu xasee ba dal da du dañ si moom te muy feebar bi nga xam ne dafa ànd ak métit ñu koy wax polyarthrite rhumatoïde wala lupus feebar yooyu di ànd ak métit nit ñooñu soxla ko pour métit bi wàññeeku pour feebar bi bañ a gën a law seen yaram ñu jàpp nag ne baax na lool que état bi jël ay devant pour mën a traiter Covid 19 mais baax na aussi que maladie yi ko soxla ñu mën si jot. chloroquine daanaka or la ci réew yi nga xam ne Covid 19 daf leen sonal fii ci Sénégal nag muy commencé wàññeeku bu baax wala sax muy ñàkk ci pharmacie yi nga xam ne ñoo nekk ci Ndakaaru waaye balaa ñuy mën a dëggal ne chloroquine mën na faj li nga xam ne mooy feebar bii di Covid 19 foog ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu woowee dëggal ko ngir askan wi mën cee jariñoo. Pape Ibrahima Ndiaye bi mel ni kon jàngoro gi fi mu ne askan wi dañ ko jël def ko seen yëfu bopp ngir fexe mu jóge ci réew mi ba tax mboole mu bërëb ci ak i diwaan ci Sénégal rawatina fële ci jëppal ay naataango yoo xam ne kon ba ñu nekkee tout tànk ba tey jii ñoo nekk di ànd samp ab kuréel dippee ko association des amis d'enfance de jëppal ñoom nag lañu def rek mooy jëli jumtukaay ak i lépp loo xamante ne nii mooy ay jumtukaay yoo xamante ne nii dañ ko jébal li nga xam ne mooy daara yi yenn ci clinique police bi ak yenn ci kër yoo xam ne que jotes nañu ni war nañoo soxla jàppale googe ñu ànd ci leeral reportage bu Abdourahmane Ly moo teewee sa délégué. sensibilisation la ñu war a gën a fësal ngir moytandiku bi la feebar di coronavirus si mu law loolee association des amis d'enfance de Dieuppeul xam na ko bu baax boobe association ngi gën a woo askan wi si ñu respecté tegtal yi jëm si set yi leen ñi ngànk wàllu wér-gu-yaram jox gannaaw bu ñu leen joxe yenn ci ay produits hygiéniques loole lépp nag ngir dakkal wàllante bi ci biir dëkk bi. transmission communautaire xam nga kañ lay wàññeeku su fekkee nit yi nangu nañu def li ñu leen digal set bi ñuy wax ni message yi ñuy wax ni su fekkee nit yi adopté nañ ko boobaa virus bi dina fi jóge dootu mënati dem. muy wàllante bu ñu war a gaaw a dakkal bu ñu sukkandikoo ci meeru gox ba Cheikh Gueye ngi woote ngir bés yu ni mel bañ a yem ci benn. gannaaw bu mu jàppee ni lu am solo la. lii lu am solo la ndax comme que xam nañu feebar bi dafay wàlle te dafa wàlleem dafa gaaw fu nekk mën na fa dugg gox bu nekk kër gu nekk nit ku nekk lii ñu def xalaat ni dañuy dajaloo xool li ñu am ak la ñu mën ñu dugg ci gox yi dugg ci quartier bi dugg ci kër yi wax ak ñoom jébbal leen ay jumtukaay yoo xam ne mën na leen aar ci jàngoro bi lu may rafetlu la. moo tax ma ni lii du yëfu kenn rek yëfu ñëpp la faaw ñëpp ñi nga xam ne ñoo dëkk ci gox bi wala ñu yéene gox bi jàmm dugal ci seen loxo. kenn daanaka manqué wul si bile woote Aïcha Kane moom bàjjenu gox la balaa moo nekk vice-présidente bile association mu ngi ñuy xamal yan bërëb la ñu gën a taamu si bile bés bu njëkk. pour l'eau yi am na mouchoir am na eau de javel am na gel hydroalcoolique am na savon donc chaque cible mooy police bi ak quelques daara ak clinique Rab bi ak clinique Croix-Bleue dañuy dem ñu jox leen ku nekk sa lot. si ñaar fukki fan ak benn si weeru mars ñeent fukk ak ñaari nit yu amee coronavirus te ñu leen di toppatoo diggante Ndakaaru ak Touba nemmeeku nañu ko fi balaa jëwriñ gi di jàkkaarloo wati ak askan wi ngir wax nu mbir mi tëddee jamono ji ñi lee ñu ngi yaakaar ni rekk feebar bi dinañu ko mën a tënk ba du law. Abdourahmane Ly foofee nag da jëppal ginnaaw gi dem nañu ba Yëmbal Nord foofee nag lu toll ci
fukki million sunu xaalis kon la ñu génnee ngir rek mën a xeex ak jàngoro gii di coronavirus ba tax nag ñoom ñëpp kon lëkkaloo seen doole ngir rek bootu doon benn nee nañu nag loole lañ ci jublu rek mooy fexe ñaax askan wi ci jàngoro gi waaye tamit di leen tere ñu bañ di teewee ci yenn bërëb yi nga xam ne nit yu bëri dañ fay tase maanaam mbooloo ñoo ci leeral ak Mamadou Lamine Fati sunu ndaw moo ñu toogal ca banlieue bu Ndakaaru. booloo ngir xeex coronavirus mu ngi wëy di dem ñi dëkkee ci Yeumbeul Nord jóg ngir yee askan gile te di leen jox ay jumtuwaayu setal rawatina ci fi nga xam ne nit yi dinañ fa dem lu bari. yóbbu nañ sous-préfecture yóbbu nañ police ba tey ci suba dinañ dem ci garage clando yi dinañ dem ci daara yi dinañ dem ci fépp fi nga xamante ne dafa ay nit dañ fay daje ngir ñoom it ñu mën a taxaw am taxawaay boobu noonu kon ñu ngi jaajëfal acteurs communautaires yëpp comme ni ma ko waxee ñëpp dugal nañ seen loxo def nañ comme benn nit waxtaan ak askan wi ci sensibilisation ak ci yeete ngir que vraiment ñu mën a songu jàngoro ji mu bañ a dugg ci dëkk bi comme tëju yenn rassemblement yu mag yi amoon nañ réunion conseil municipal bu waroon am talaata dañ ko dàq ñu ngir appliquer mesure bi wax nañ ne lépp lu jëm ci mbirum marché hebdomadaire muy luuma yi fi doon am na luuma ajjuma am na luuma samedi am na luuma altine yooyu yëpp da nga dañ koo dàq kon appliqué nañ lépp li nga xamante ne moom la ñu nguur gi wax ci maanaam taxawaay. boole seeni xel ak seeni xalaat ñëpp jàpp ci xeex gile ngir mën a faagaagal feebar bile loolu mooy taxawaayu askan gi ak ñi nga xam ne ñoo jiite commune bile. liñ ci jublu mooy tasaare ko ci biir askan wi ba ñëpp mën cee jot naam koppar yi taxaw ko am solo lool waaye taxawaay bi nga xamante ne moom la ñu war a am ci askan wi loolu moo ëpp solo te gis nañ ne nag acteurs communautaires bàjjenu gox relais communautaires yi association de jeunes yi mouvement yi Croix-Rouge conseil communal de la jeunesse ñëpp CDS yi nga xamante ne ñoo nekk ci poste de santé yi ñoom ñëpp ñoo boole seen doole ñëw ñu taxaw comme benn nit pour mën a xeex jàngoro ji mu génn dëkk bi. lu ëpp fukki million jënd nañ ko ci ay jumtuwaayum setal rawatina di ko jox askan gi nekkee ci Yeumbeul Nord loolu yëpp rek ngir kilifa yi nekkee ci Yeumbeul dugal seeni loxo ci xeex bi ñuy def ci feebaru coronavirus. Mamadou Lamine Fati jërëjëf dañuy dem ba ca diwaanu Yoff foofee tamit ay kuréel ñoo juddu ñoom itam dippe seen bopp nii di APEXI muy association pour la promotion économique culturelle et sociale de Yoff ñoom nag seen xemimteef mooy fexe ñaax kilifa diine yi ak doomi réew ma fa nekk ngir rek ñu daal di mën a fàggandiku waaye itam xamal leen jàngoro gi di coronavirus ginnaaw gi nag bu ñu ko rafetloo bu baax a baax ñoom kilifa yi ne nag kon dañ ci fas yéene sóob seen yoxo ngir mbir yi kon gën ci ñaax askan wi ci biir jàngoro ñoo ci leeral ak Adama Sarr Augustin Mandan. bés bi nga xamee ne nag dañ ko jagleel wàlluk ñaax askan wi jëm nag ci mbasum coronavirus te waa APEXI daal di ko amal ñu ngi ko tàmbalee ci jumaa ju mag ju Yoff. waaw kon ñu ngi ñaan bokk yëpp ñu sàmmanteeg li nga xam ne ministère de la santé moom la digle ñuy sàmmanteeg loolu te loolu bu ko kenn digalewul woon sax ñu war koo def cet aar sa bopp. waaye bu la ko kenn digalul sax war nga koo def kon docteur ñu ngi leen di gërëm. gannaaw ba ñu bàyyeekoo ci jumaa ju mag ju Yoff daal dinañ jubali fa nga xamee ne moo di makkaanu APEXI foofa nag lii di troupe Mbaaxu Mbay daal dina fa amal ab démonstration ngir rek wax ci bile feebar. lañ ci jublu nag moo di rek xeex li nga xamee ne moo di mbasum coronavirus. gaaw parce que actuellement nii Sénégal ñu ngi toll ci phase 2 wu épidémie te dañu war a endiguer épidémie donc actuellement mesure drastique yi ñu jël yëpp ñëpp dañ ko war a respecté jàpp ne loolu moo ñuy muccal. mbasum coronavirus jamono jii day amagul ab vaccin bu ko mën a faj. feebar kenn mënu ko faj mu wér garab yi fi am du faj spécifiquement feebar bi. garab yi fi am dafay aider système immunitaire bi pour mu lutter ak feebar bi donc da ngay dooleel yaram bi mën a lutter la preuve kan moo si loru mag lu tax dafa am lu ñuy wax immunosénescence mooy dañuy dem ba benn jamono système de protection bi protéger nit ki daa dooleem wàññeeku boo amee 60 ans 65 ans sa système de protection day wàññeeku voilà léegi nag bu la feebar bu duggee lor la.
APEXI nekk ab kuréel gu ëmb ay doomu Yoff ñuy yëngu nag ci wàllu koom wàllu cosaan ak aada ñoom nag jamono ji daal seeni xeex benn la nag moo di fexe ba gunge ñii di kilifa réew mi ñu daal di daaneel nag ba faw lii di coronavirus. woppi coronavirus bu weesoo loraange gi mu indi ci wér gu yaram askan wi indi na ko itam ci koom-koom gi ña ko gën a yëg nag jamono ji muy taximaan yi ñoom nee nañ concert bu gafa dafa wàññeeku bu baax a baax rax ci dolli tamit ñoom daanaka waxtu ne kon lii di jàngoro bi kon mën na leen daal ndax dañoo exposé di ko tubaab di dippe loolu tax nag ñoom ñu sàkku itam lépp loo xamante ni matuwaay la ne jël nañu ko waaye tamit ne mënuñoo segg ak seen client ngir xool kan moo ko amee ak koo ko amul Cheikh Hassana Fall reportage. bés bi yëpp la ñuy toog ci seen biir oto yenn saa yi li leen di séparer ak seeni client du mat sax meetar situation bile tiital bu baax a taximan yile waaye ñoom fi mu toll nii ñoo ngi def lépp lu ñu mën ngir gën a sàmm seen bopp. raxasu bopp set wecc da ko ñëw nuyu suñuy nit waaw te en même temps oto bi moom bu ñuy jël xaalis moom dañuy xam ni ñuy kii ak yow moom waaw dañuy bañ suñuy loxo yi di laalante. gën a yokk set gi rek di gën a moytu. parce que ñun taxi moom ku nekk ngay yeb. maa ngi dégg ñu naan ñuy jël gel bi di raxasu affaire yooyu mais mënoo client boo yeb boo wàccee nga raxasu parce que da ngay xëy journée bi ba mu jeex doo xam nombre client bi ngay yeb. ak tiitaange gi fi mu mënti toll taximan yile ñoom xalaataguñu benn yoon seppi client yu ñuy yóbbu. moment bi ñu toll nii moom aw ma frontière fenn ci Dakar même bu ma génnee ci yeneen régions itam aw ma ci frontière. feebar bi melagu fi noo xamante ni. sonal na ni sonal goo xam ne mën nga xool nit nga ñaaw njort si moom. client bu mu gis daal bu mu ñu waxaalee buñ jubóo moom dama lay yóbbu. aw ma ci frontière client yi mais nag su ma amee dut ci yow rek du ma lay yeb daal. amaguma ko wax dëgg fa yàlla amaguma kenn ku may ragal amaguma fenn fu may yem amaguma ko laal du dégg nga li ma la wax amaguma ko. feebar bi su fekkee ne nit ñi la gën a sonal la poosub chauffeur yi la tamit fekkewu ko. lii moom noonu rek lay mën a demee tey mbooloo mi waru ñuy daje koom-koom bi warul mun a am wax dëgg yàlla amul moom. client yi moom na mu demee woon demeetuñu mais du tee tamit kenn ku ne li la war daal boo xëyee na nga seen nekk. tar na loolu ci liggéey bi nit ñi dematuñ fenn kenn gënatul kenn gënatul da ngay xëy di wëndeel ba jant bi soo dara. ni da ngay gëm bi dawal sax zéro kenn dematul fenn. gën a xool ni ñuy def ba sàmm seen bopp ba feebar bi di Covid-19 bañ a yegsi si ñoom tey yeggale te def seen liggéey lii de mooy yéene taximaan yile ñoom ñi xam ne sax ñoo ngi sàlloo ñaan ngir yàlla ji wàccee saafara ci feebar bile. Cheikh Hassana Fall ëttu tasukaay xabaar itam des suñu gannaaw ci xeex jàngoro coronavirus gi ndax ci sababu DJ Boubacar Diallo ak lëkkalooma 2STV DTV ITV ak ñii di waa 7TV danoo samp ab téléthon maanaam ab mbir la moo xamante ni kon képp kuy doomu réew mi képp koo xamante ni kon jàpp nga ne kat war nga mën a dugal sa loxo ci mbir mi nga indi ci ab koppar nu mu mën a doll loolee nag démb lañ ko doon màggal waaye nag day nekk di wéyandi pàcc gu njëkk yi lu toll nag ci 20 millions jot nañ ko amee Mortala An. bu ku nekk sóoboo ci xeex bi léegi jàngoroy coronavirus daal di ñuy abal ci suñu réew loolee waral ñii di média yi ak artistes yi daal di amal ab téléthon dippee ko xeex coronavirus mu doon ab ndimbal goo xam ni dañ koy def ngir teg ko ci loxol nguurub Sénégal. après ma doon interviewé Wally Seck ne ma Boubs est-ce que doo organiser téléthon ci la idée bi gënee ñëw après mu joxe 5 millions déjà. après ma interviewé Pape Diouf mu ne moom tamit joxe na 6 millions ma ne xaaral ma woo yeneen chaîne de télévision yi mais nañu participer na ku nekk def un geste symbolique. lu am solo la si ni tey bu fekkee li ñu gane si bëgguñu ko te ñëpp a si war a jàpp pour mu jóge fi waa jàpp bi dafa bëri ni ñu koy defee. am na ñoo xam ni si xel la ñuy jàpp am na ñoo xam si xalaat la ñuy jàpp am na ñoo xam ni si xam-xam la ñuy jàpp am na ñoo xam tamit si seen poos seen alal si la ñuy jàpp. ku nekk bu àndeek solidarité léegi jàngoroy coronavirus daal di ñuy abal si sunu réew. sant suñu borom delluwaat santaat bu baax aussi sénégalais yi ndax wuy si nañu appel bi boo digloo waxtaan bi nga dégg ñi indi seen participation nga xam ni kon Sénégal yi taxaw nañ temm ngir xeex corona ndax jàngoro la joo xamante ne bi buñ ko xewul rek moo ñu gaañ. jàngat bu rafet mu nekk une très belle initiative bu DJ Boubs
mais defu ko rek uniquement pour groupe bi muy liggéeyal muy groupe bi nga xamante ne tu as la radio tu as la télé te pourtant mënoon na ko def mais il a pas fait il a pensé que combat bi comme sànq ni ma ko waxee du combat individuel c'est un combat national c'est le combat de tous les Africains c'est le combat de tout le monde. ñu lëkkaloog seek ay chaîne de télévision bu si mel ni 2STV 7TV DTV et ITV ñii di askanub Sénégal daal nañuy wuyu bu baax si boobu lépp ket si premier numéro bi daal nañu am lu ëpp si 20 millions suñu ay koppar. Mortala am jërëjëf tey yemook ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars atum 2020 ñu ci màggal bés bi nga xam ne ñu jagleel ñi nga amee wopp bi di trisomie maanaam ñi nga xam ne kon ñu ngi leen wooy fii ci réew mi ay mongol loolu nag tax ba rédaction bu ITV def ci gëstu gu yaatu ñoom nag tey jii lépp loo xamante ne ni activité la dana ko teg ci suuf ngir rek xeex jàngoro coronavirus bi ndax xeexu ñëpp la rax ci doole tamit jot nañu gisee ak ñi nga xam ne ay wayjur lañu jur ay doom yoo xam ne ay mongol lañu ñoom itam seen baat jip nañuy dundee ak lépp loo xamante ne nii kon am na ca ñu teewlu ci nga xamante ne nii mooy seen kàddu yi jip ak Babacar Touré. ci jamono yi toll nga xam ne feebaru coronavirus bi mi ngi lëmbe àdduna bi bés bi ñu jagleel feebar bi di trisomie 21 ñu ngi koy fête tey jii. waaye lan mooy trisomie 21. handicap la bi nga xam ni problème mu laago la daal bi nga xam ni day dal yenn nit ñi ni mu leen di dalee nag dafay jàpp ci li nga xam ni mooy tax nga nekk nit mooy tax nga amee constitution nit. donc pour wax ko ci wolof day xaw jafe parce que affaire u gène la affaire u bindu nit la daal donc loolu bu fekkee dafa nekk ni mu warul nekk rek mooy indi trisomie. madame Diaw moom bi doomam ji juddoo la doog a xam ne dafa am feebar bi ñuy wax trisomie 21. maa doom boo xam ne am na ñetti at ak lu teg. donc ñun souvent dañuy bañ sax terme mongol et autres parce que c'est un peu dégradant mais effectivement fii noonu lañ leen di woowee xale yu am trisomie. ni madame Diaw mu mel ni tey ci Sénégal bari na ay jigéen ñi koy dund bu dee nekk yaay yombul nekk yaayu xale bu amee trisomie 21 doon na lu gën a jafe yar benn xale boo xam ne bokkul dara ak ñeneen ñi loolu doon loo xam ne doonul lu yomb suñu sukkandikoo ci soxna yi. léeg-léeg seen yar moom yombul. naxari nañu yar naxari nañu nekkal ndax boo xëyee suba dañ koy sàmm dama koy wër tamit day jékki saay génn dem doo xam fu mu dem. au début différence bi dina leen xaw a jaaxal tuuti mais n'empêche ñu ngi nekk ak moom man mën naa wax sax maam Fatou moom mooy staru kër gi ñëpp moom lañ gën a bëgg donc mi ngi noonu mais malheureusement du fépp ngay gis loolu. dangay gis yenn famille yoo xamante ne xale yooyu dañ leen di gisee beneen bët ndax suñu société moom lu ñu roowul rek ñun dañuy am tendance di jël loolu beddi ko teg ko ne mais malheureusement nag am na xale yoo xamante ne loolu ñu ngi koy dund beddi boobu. xale yu am feebaru trisomie 21 ñu leen faral di woowee mongolien dañ leen di faral di boddi ci askan wi. li ni mel ngir génnee ko fi moo tax association bi tudd Sénégal trisomie 21 taxaw depuis daaw di ko xeex. dañ gisoon ne. ku ñu annoncé ne sa doom lii lay dund rek dafay metti ci yow parce que doo gis ku la wax koo waxal wala ku la defal ak yooyu donc comme ça lañ xamante ba taxawal suñu association bi nag li ko tax a jóg mooy ñu accompagner suñu doom yooyu xamal leen ne ci société bi lañ bokk droit yi yeneen xale yi am si lañ am muy seen wér gu yaram muy seen jàng surtout. ci tey amul benn xayma bu ñu mën a def ci ñaata nit moom la feebar bi ni mel daal. waaye suñu sukkandikoo si ki nga xam ne xam-xama màcc na ci wàll wi faj ñi nga xam ne ñoo yor feebaru trisomie 21 laaj na xaalis waaye itamit ay pexe yu wóor. prise en charge bi ci ay centre lay nekk en général mais balay loolu médecin dana la gis seet la xool la ci boor bu nekk seet ndax effectivement yow trisomique nga wala déet xam nga trisomique ñoo ngi naan mongolien. pas mongol mais mongolien parce que mongol benn race la benn kii la bu nekk ci monde bi mais comme trisomique yi dañu niroog ñooñu moo tax ñu tudde leen mongolien donc il faut que médecin seet la xool la bu baax seet ni nga bindoo ndax trisomique nga wala déet. ci seen wàll nag
association bii di Sénégal trisomie 21 ñu ngi tàllal loxo kilifa yi waaye itamit soxna yi ñu ngi ñaan yaay yi yëpp ñuy toppatoo xale yi nga xam ne feebar bii di trisomie 21 daf leen a dal. jërëjëf Babacar Touré pàcc gu mujj ci xabaar yi jëm ci article ay bés bi tey ñu jagleel ko sunu naataango bu Walfadjri Majib Gueye bindab xët jagleel ko taskatu xabaaru démb yi ba ci tey jii lan moo ci soppeeku jaar bi itam naka la tëddee loolu lépp kon moom dikkat na ci li nga xam ne ko moo solos taskatu xabaar yi dëgg ak taxawaay bi nga xam ne war nañ ko mën a amee ci biir réew mi El Hadj Malick Cissé ci leeral. xarale yu bees yi indi ay coppite yu am solo ci këru taskatu xibaar yi. mu nekkoon ku xarañ ci wàllum machine doyen Cheikh Tidiane Coulibaly ancien chef bu bureau exploitation ca APS seq na waxtaan bu yaatu ak suñu naataango yu Walf Quotidien mu fàttali lu bari. bu njëkk suñu grand yi doyen yi ñoom dañoo amoon background ba pare dañoo déggoon tubaab bu baax ñun léegi dañoo yor ay machine ay ordinateurs yi soo bindee nii daf lay defal correction automatique mën nga def sa interview ñëw dugal benn logiciel mu transcrire la ko automatiquement jarul ngay déglu di transcrire ak yooyu quoi. sama naataango ñëwaat tamit di xamle lecteurs yi baat yi di opérateur de saisie recherchiste télétypiste wala sax téléspeaker su dee jigéen la ñuy wax téléspeakerine. Cheikh Tidiane Coulibaly mu ni ma ñoom bu njëkk heure de diffusion yi ñu amoon 30 minutes la woon ci journée bi après nag xaw na yokk tuuti temps yooyu AFP agence France Presse moom moo gënoon am doole quoi jamono yooyu noonu. amoon na ay métiers yu am solo yu ci bokkoon na ci opérateur de saisie ñoom ñaa daan bind jàpp texte yi bind ko personnel boo xam ne la woon dañ leen qualifié dañoo qualifié woon pour loolu quoi léegi loolu sooy xool léegi amatul koo ci gis léegi moom mooy bindal boppam. amoon na télétypiste kooku agencier yi la gënoon bëri quoi lu mel ni APS AFP ñoom dañ daan bind affaire bi mais ci ay machine yeneen façon machine la quoi ci telex léegi mu jaar génn quoi. man bi may nekk ndaw daan na gis Marème Samba ren Marie Faye boobu gën naa nekk ndaw su journal bi jeexee rek wala avant journal bi RTS ñiy wax tey programme bi lii ak lii temps yooyu sax amoon na premier film ak deuxième film recherchiste tamit amul kooku yéen waa télé yi yéen a ko daan gën a utiliser. métier bi affaire bi dafa gën a jëm kanam surtout ak informatisation ak affaire ordinateur bi léegi affaire bi dafa war a gën a gaaw quoi léegi du tic au tac la war a doon information nga jot ko léegi c'est vrai war nga def vérification yeeg yooyu comme ni ñu ko jàngalee école les règles déontologiques mais dafa war a gaaw da nga ko war a jox bu gaaw. ak xarala yu bees yi liggéeyu taskatu xibaar gën am solo ci àdduna bi waaye anam yu ngi koy amalee nekk li nga xamante ni dafa laaj ñu teg ko ci yoon waaye pratique bi nekk li nga xamante ni saa su nekk dañ ko war teg ci yoon. gërëm ko El Hadj Malick Cissé sant leen bu baax gërëm leen mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV gërëm ñëpp ñi jàpp ci xabaar yi ba mu yemb rédaction bi jox leen dox daje 19h45 ci kàllaama tubaab ak Adama Anouchka Ba ma jox leen dox daje minuit bu calandee ci jokkoo xabaar yi fii ak boobu ngeen woy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf.